def conférence ci histoire ci wolof musuma ko def te itam lu jafe la parce que kàddu yi nga xam ne ñoo nekk ci histoire te tubaab tuddee leen ay concept traduire buñ ko ci wolof ba nga mën a xam baat bu nekk li mu teg ba nga xam ne boo buggee concept yi mel noonu nga bugg ci waxtaanal nit ñi bugg leen ko faram-fàcceel dina doon lu jafe moo tax ma doon bugg a daw mais gars yi jàpp ma delloo si ma ne daal naa ko jéem kon nag dama leen di ñaan ngeen may ma ngeen yërëm ma yërmande bu nekkee ni tarxis naa yenn temps yi ngeen bañ ma ci mere te ma fexe rek lépp loo xam ne mënu ma ko wax ci wolof du wóor du leer ma joxe baatu tubaab bi bu amee ci yéen ñoo xam ne mën nañu dimbale pour ñu mën ko tekki ñu tekkee ndor ko dama bëggoon bala maa commencé sant suñu borom tabaraka wa taala ci chance bi ñu may ñu tànn ñu bokk ci kuréel bi nga xam ne moo war a def tey conférence bi parce que yaakaar naa ne temps yi ñu toll amul sujet bu ëpp important sujet bi nga xam ne moom la ñu proposé léegi ba di ko def ndaxte lu bari nit ñi xam nañ ko ci tooñ yi ngeen di tooñ wante lu bari itam nit ñi xamuñu ko te kat ñàkkul bu ko nit ñi xamoon ba xam tooñ yi fu mu soxee ko ak yan yoon la daan jaar ak yan melo la daan am ak ci yan firnde lañ ko daan tëral ak naka la daan doxee pour jéem a yàq lislaam loolu bu nekk nit ñi xam na ko daanu tax ñu gën a mun a farlu ku ne mun a sàmm boppam de sorte que ëllëg ci si biir nga mun a xam ci tooñal di jógee naka lay doxee naka lay exception naka la lay yàqee pour mun a farlu pour mun ko neutraliser. Bamba Ndiaye ci xam-xam bu sell bi ci xam-xam bu rafet bi wax na leen ba suñu maam Adama nii see àdduna ba tey ba ci yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñi nga xam ne ñooy ay yonent ci jaar ku ci nekk naka lañ nga tooñ li ñu ma santoon moo doon ma commencé fi mu terminé diggante bi nga xamee ne yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ci di waxtaan wi ba moment bi nga xamee ne am nañu indépendance donc mu couvrir période bi nga xam ne mooy période bi islam tase dem ci réew mi dugg biir Europe dugg biir Asie dugg biir Afrique ensuite indaale période de croisade yi indaale période système colonial bi ba léegi mais boo seetloo période boobu yëpp nga xam ne gudd na parce que mu ngi commencé ci 7e siècle ñëw ba ci 20e siècle par conséquent durée lu mat junniy at ak ñetti téeméeri at li ñu mën a constater mooy tooñeel yooyu mu doon tooñ amu ci benn yoon boo xam ne tooñeel bi wàññeeku na dafay gën di yokku ci côté bu nekk ak ci fànn bu nekk bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génne àdduna xalifa rashidin yi nga xam ne ñoo toppoon ci moom di Seydina Ababacar di Seydina Omar di Seydina Ousmane ak di Seydina Ali kenn ku nekk doon sa jamono tooñ yu mel ni fi ñu naan def yonent bi am na encore su gën a yokku ñu ñëwoon ci ñoom ñu jógee ci fatimite yi amoon na ñu jógee ci abbaside yi amoon na ñu jógee ci temps omeyyade yi amoon na mais li nga xam ne mooy lii élément bi nga xam ne moo gën a mag ci période boobu mooy bi islam génnee biir Arabie Saoudite dal di commencé tas jëm ci penku bi jëm ci sow bi jëm ci bëj gànnaar bi en ce moment là lu touché réew yu bare ba en fin de compte mu occupé bassin méditerranéen yëpp occupé Afrique du Nord ak Okba Ibn Nafi ñëw nañ ba Rabat ba tëkku jëm ba booru Chine en très peu de temps 30 ans au maximum ñu fexe ba répandre islam presque ci àdduna bi yëpp boobu déjà la noonu l'islam yi jóg pour fexe yu nekk pour mun leen fa jëlee damay accès suma intervention surtout ci partie bi nga xam ne mooy partie bi nga xam ne moo concerné Europe pour wane ne première idée bi mooy tooñeel yi agression yi elles ont toujours eu la même nature c'est-à-dire seen melo toujours benn la am na tooñeel yoo xam ne c'est des tooñeel yi moom la ñu mën a wax ay agression religieuse c'est-à-dire yoo xam ne diine yeneen diine ñooy attaqué
diine islam. am na tooñeel yoo xam ne c'est des agressions idéologiques maanaam capitalisme wala communisme wala socialisme ñooy attaqué islam. am na tooñeel yoo xam ne ay tooñeel yu politique la ay parti politique ñoo jóg taxaw ne dañuy xeex l'islam de façon publique duñ ci nëbb amul ngi luñ koy làq wala duñuy ragal. am na tooñeel yoo xam ne tooñu culturel la dañuy gis culture islam mu ne lii tere naa ko lii bëgg naa ko ñoom ñu ne lii bëgguñu ko lii terewuñ ko lii islam contre wala mu bañ ko moom la ñuy def pour naqaral ko. am na tooñeel yoo xam ne tooñeelu axiologique la c'est-à-dire dafa toucher ay valeurs bu l'islam ne lii moo baax ñu ne ñoom lii moo bon bu ne lii laa bëgg ñu ne man lii laa bañ bu ne lii ngeen war a mel ñoom ñu ne waru leen mel nii bu ne lii ngeen war a éviter ñu ne lii ngeen war a jëme au contraire bëgg ko. am na yoo xam ne ay tooñeel philosophique la maanaam ci wàllu xam-xam ñu jël ci fànn bu mel ni philosophie jël ci ay nit daal di leen préparer ñu jël seen xam-xam di ko utiliser pour jéem a naxasal l'islam. am na tooñeel yoo xam ne ay tooñeel moral la dafay toucher nit ci fi nga xam ne mooy xolam ak li nga xam ne moom la gëm fonk ko. am na yoo xam ne économique la bu l'islam ne na ngeen bàyyi riba ñoom ñu ne nañ ko doxalee noonu l'islam ne bu kenn not sa morom ñoom ñu ne dañuy not ñu nit ñi ni leen neexee. am na yoo xam ne tooñeel social la yoo xam ne dafay toucher ay sociétés yu mag a mag a mag ak tissu bi nga xam ne moom la ñu constitué. am na yoo xam ne ay tooñeel intellectuel la dañuy jël ay savants jël ay académie rassembler leen ne leen na ngeen bind contre l'islam pour yàq ko. léegi jullit Sénégal xamuñu ne at mu nekk ñetti junniy téeméer ci ñetti junniy livres ñooy génn ci islam at mu nekk 3000 livres la ñuy publier ci islam léegi tay ñu toll at mi passé 3000 livres la ñu bind ci islam xam nga ne loolu déjà pour contre ko lu jafe la parce que livres yooyu bala nga leen mën a xamandoor ñoom ñëpp bu ci ne nga xam lan moo ci nekk li ci nekk yëpp nga xam naka ndax baax na ci islam wala contre na ko li ci bon naka nga koy xeexee bala ngaa commencé dégg nga beneen at ñëw ñu bindaa yeneen juróom-ñetti junniy téeméer yu bees doon na loo xam ne lu rëy la te téere yi ci ëpp yëpp amuñu beneen jubluwaay bu dul pour jëm a yàq l'islam. am na yoo xam ne ay agression polymédiatique la nga xam ne dañuy jël journal jël revue jël télévision jël rajo jël lépp loo xam ne rek mën na tas xibaar utiliser ko pour mu jëm a yàq islam. Première idée bi donc les agressions furent de diverses natures. Deuxième idée bi les agressions furent de diverses dimensions c'est-à-dire seen xayma yemul am na yoo xam ne ay nit ñooy tooñ l'islam am na yoo xam ne ay collectivité la ñu maanaam ay mbooloo ñooy daje tooñ l'islam am na yoo xam ne benn waay mooy wét dégg nga moom kenn rek dégg nga daal di fexe def loo xam ne dina mën a yàqal l'islam ëllëg ci biir. arrivé na par exemple ci réew mu tudd Égypte boo xam ne benn waay moo profité de ce que ñu nga dañu amoon benn téere alxuraan bi ñu bind mu daal di profité jël benn moo dugal ko ci biir pour yàq traduction bi ba nga xam ne téere bi bind nañ ko après diffuser ko nit ñi di ko utiliser mu yàq li nga xam ne mooy yàlla defoon te nit ñi toog nañ yàgg xamuñu ko ba en fin de compte lañ ko door a gis ñu gisuñu dal jàpp ko defoon dal di ko rey. am na yoo xam ne ay agression yu coordonné la nga xam ne ay groupe ñooy daje dal ne kat yow sa xam-xam mooy histoire yow sa xam-xam mooy philosophie yow sa xam-xam mooy kii sant naa la lii kii ma sant lii kii ma sant lii yow na nga tooñee ko ci bii ki tooñee ko ci bii ki tooñee ko ci bii waaw. am na yoo xam ne ay tooñ la yoo xam ne dañ ko impulsé pour xaalis sax dégg nga di pousse nit ñi ñu koy def di leen fay pour ñu di ko def. am na yoo xam ne tooñ la yoo xam ne ay gouvernement seen bopp ñooy taxaw di tooñ c'est des agressions étatiques. am na yoo xam ne c'est privé ay groupement yoo xam ne bokkuñu ci gouvernement ñooy daje pour def ko pour mun a naxasal l'islam. Troisième idée bi certaines de ces agressions furent de caractère différent maanaam seen mandarga du benn wan yi dafa ñàng wan yi doon tooñal yu tàng jir tooñal yoo xam ne dañuy jëm a fexe tàggale la ak sa sago dañuy jëm a fexe yàq sa diine dañuy jëm a fexe yàq sa xalaat dañuy jëm a fexe yàq sa xol dañuy jëm a fexe yàq sa bëgg-bëgg dañuy jëm a fexe ragal loola dañuy jëm a fexe tiital la dañuy jëm a fexe tax ba nga rus ci li nga nekk en ce moment là buñ mënul tax nga doon jullit bu baax ñu fexe ba nga rus ci li nga nekk nga doon un musulman honteux dégg nga bu ko defee da ngay doon seen allié maanaam koo xam ne foo nekk yaag ñoo may ànd parce que li ñu bëgg ngay bëgg li ñu contre ngay contre fu ñu soxlaa nga taxaw leen fa décision yu bari ci réew jullit yi ñi nga xam ne ñoo ko jël te mu doon ay décision yoo xam ne dafa contre l'islam ay jullit ñoo ko jël du ay noonu jullit parce que noonu jullit ñemuñ ko jël mais ay jullit ñoo am fitu jël ko jàkkaarloo ak seen réew parce que ñoom mooy lu ñu tuddee musulman honteux ñoo xam ne ñemewuñu wanewu dégg nga dañuy nëbbu bu ñu amee seen kurus gis tubaab dal di ñëw dal di gaaw nëbbu ko dégg nga
bu ñuy dégg nga fexe dañuy dem pour julli ji dégg nga bu ñu gisee dégg nga jànq bu rafet romb leen dégg nga boo xam ne xëy na intéressé leen ñu ne kat naa bàyyi julli ga dem na bu ju fële parce que bu gisee damay julli xëy na moom duma bëgg na def man moderne ma dégg nga rus nañu sol xastaan rus nañu toog ci malaan yi wasifa rus nañu dégg nga taxaw seen ci mbooloo julli parce que dañuy def jeexal seen situation wala seen carrière bu ko seen patron gisee mu naqar leen bu ko seen chef d'état gisee mu naqar leen ñuy nëbbu di njuuj njaag di làqu et cetera et cetera ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy jullit yi nga xam ne amuñu fayda waaw te loolu yëpp ci stratégie bi la fexe ba ñu xëbal ñi nga xam ne ñu ngi tooñ ñu ngi bokk ci l'islam de sorte que dootuñu am tutu fekk ak mun a wonewu moo tax bu Bamba wax dara ñu ne ci intégriste la waaye moom dégg nga bu ko defee yow boo dootoo ànd ak moom nga nekkat man kat ma ànd ak Bamba dañ naan intégriste la boole ma ci dégg loolu yëpp ci seen méthode la. Quatrièmement, ce sont des agressions qui touchent tous les domaines de l'islam amul benn partie ci l'islam boo xam ne agression bi laalu ko elle touche le texte sacré téere bi ci boppam dañ koy tooñ elle touche le dogme 5 piliers yi nga xam ne ci l'islam sax dégg nga dañ koy tooñ elle touche les prescriptions coraniques dañ koy tooñ dañ leen di tooñ jëm tellement sallam ak histoire am dañ koy tooñ ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ay saabaam dañ leen di tooñ ñi nga xam ne ñooy figure symbolique di ay jabaram dañ leen di tooñ ñi nga xam ne mooy valeur ak coutume ñu doon doxal nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ sant jullit bu nekk di sunna nga war ci jaar dañ koy naxasal li nga xam ne mooy référence yi islam am ci jikko ci xam-xam ci alal ci njaboot ci àdduna ci pouvoir ci sécurité yépp dañ koy naxasal li nga xam ne mooy mode de vie bi ni nga war a solo ni nga war a lekkee ni nga war a tëdd dañ koy naxasal lii culture islam ñu xeeb ko ñàkkaloo ko fayda rusloo ko lii moralu islam lii droitu islam lii science u islam lii aaru islam lii musique u islam dégg nga bu ne islam nee na buggul nga dal di jël dégg nga ay objets yoo xam ne dafay représenter par exemple ganaar wala fas wala gëlëm wala nit di ko def sa biir néeg ñu ne la non mais loolu du dara dégg nga kooku aar la kooku dafa doon loo xam ne da ngay wane ne yow am nga goût artistique que yow moderne nga dégg nga loolu amul benn du yàq dara dégg nga bu ne islam ne bugguma mbub mi nga sol ñu de cinq rab yoo xam ne dafa am bakkan ñu ne waaye loolu du dara waaye loolu du kooku du affaire yow da nga ñàkk fayda yaa ngi doon ci intégriste nga dal di tiit dal di en arrière dégg nga dafay toucher musique bi dégg nga musique yi ñuy tànn léegi mooy musique yi nga xam ne dafay wane sa yaram wane say cër wane sa awra góor a jigéen dal di tafu ñuy fóonante xoolal fu mu nekk ni ci télévision boo ubbee da ngay gis benn xale bu jigéen boo xam ne dafa sol silib rek dégg nga génn dégg nga ci kile bi benn waaye dal di ko jël dal di ko tas ci xolam dal di dégg nga wëlbati ko moom dégg nga pour que xale yi dal di ne kat lii mooy dund gu neex dégg nga alors dafay toucher la pensée en général dafay toucher jusqu'à l'architecture ci jullit yi nekkoon def ay communauté ñu tudd leen Médina tudd leen Kasba dégg nga di jàkka yi ñu dal di commencé ko naxasal dégg nga di leen ko considéré comme ay régions yoo xam ne amuñu njëriñ te mënu fa def sécurité te mal protégé et cetera yëpp pour mën a tax dañu leen tasaloo ba ku nekk sa kër kenn dootu mën a sàmm sa morom kenn dootu mën a dimbale sa morom pour que ëllëg si ñoom ñu am buntu bu ñu mun jaar pour mun leen yàqal. Cinquièmement, les objectifs ne varièrent jamais. Ils ont toujours visé à dénaturer l'islam. Maanaam seen jubluwaay musul changer jamais. li ñu bëgg mooy fexe ba l'islam ñu modifié ko. li ñu bëgg mooy ñu ternir image de marque am wane ne kat dégg nga ñi nga xam ne moom la ko yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam indee ak ñi ko julliti fonkee mérité wul loolu. li ñu bëgg wane mooy wane joxe mauvaise conscience aux musulmans mooy ñu couper leen de leur foi fexe ba dootuñu nekk jullit buñ ko mënee buñ ko mënul. ñu fexe ba ñu doon jullit yu bon jullit bon mooy ku xamul diineem ku xamul sunnaam ku xamul alxuraan waru jàng arab parce que bu jàng arab dina mun a jàngal moom ci boppam ci texte bi nga xam ne moom la yàlla wàccee bu xamee arab dina mun a liiral boppam kenn dootu ko kenn dootu ko jiite mooy obligé moom jiite boppam te bu jiitee boppam dafay am xam-xam te bu amee xam-xam kenn dootu ko mun nag donc da nga fexe ba mu jàng arab bugguñu fexe ba mu am éducation religieuse parce que boo amee éducation religieuse dafay wëlbati ko xam diineem te bu xamee diineem kenn dootu ko mun nax donc dañuy tere nga dugal éducation religieuse ci biir école yi mais ñoom boo jaaree seen biir école yi ñoom ñu di la jàngal ñoom seen diine dañuy jàngale ñoom seen diine ci seen biir école yi waaye te duñ nangu yow nga jàngale ko sa diine yow ci sa biir école ñoom dégg nga bëgguñu
fexe dégg nga enfermer leen ci ay loi ak ay texte ak ay régime politique yoo xam ne dañuy fexe ba lépp loo xam ne rek seen valeur la wala l'islam santaane ko ñu xeex ko dindi ko ba dootu ñu mën a doon ay jullit parce que bu nekkee da nga doon jullit l'islam ne man kat sëy ak tas maa ko war a dogal ñu dal di indi loi boo xam ne moo ko war a dogal ci sa place en ce moment là dootu loo mun def dara parce que sa jabar temps bu ko neexee mu dem ci nguur gi te bu demee ci nguur gi jox ko dëgg bu ko joxee dëgg am na doole joo xam ne mun na ko utiliser pour note la imposer la volonté yooyu yëpp ci objectif yi nga xam ne la ñuy viser. Deuxièmement, les moyens utilisés aussi ont varié peu pexe yi ñuy utiliser pour naxasal l'islam li ciy changé bariwul ils ont toujours agi par le procès d'intention yéen tellement lu tax amoon juróom-ñeenti jabar dégg nga jéem a yàqal nit ñi lu tax moom man juróom-ñeenti jabar yéen ngeen naan ñeenti jabar rek ngeen war a yem et cetera pour que nga nekkat yàlla daal moom ci dëgg-dëgg nag lu tax mu jox ko lii te man mu jox ma lii dégg nga accusation gratuite et fantaisiste par exemple dañuy jël le cas wu yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam conditions yi nga xam ne ci la takkee dégg nga suñu yaay Zeynab di jëm a fexe di ko jal-jali di ko yëkkati di yàqal nit ñi pour fexe ba jullit dal di ci ruus fexe dégg nga am buntu bu mënu jaar ba commencé di ñaañi l'islam falsification et dénaturation de texte coranique dégg nga jël islam wala texte bi jox ko ay nit ñoo xam ne ñu ngi tudd ay orientalistes naa ci waxaat léegi ñu jël ko traduire ko dugal ci ay erreurs yu bare ñu dal di ko jël tas ko ci àdduna bi livre yëpp dal di ko bind ñëpp di ko utiliser ba nga xam ne yow su mu ne boo ko bëgg a xeex sax il faudrait que nga xeex ko ay ati ay centaines d'années pour nga mun ko changer. L'amalgame dañ ne islam moom monde arabe c'est la même chose alors que islam monde arabe moomu ko wala cosaanoo mais dafa jógee léegi sénégalais yi ñoo ko moom jullit ñoo ko moom européens ñoo ko moom asiatique ñoo ko moom perse ñoo ko moom ñëpp ko moom yàllaa ko moom l'islam kenn moom ko dul yàlla waaw mais ñu ne yàlla ñu ne islam arabe yi rek ñu affaire arabe la lu tax yëpp ngeen bokk ci ba waxee si ñu ne voilà lu tax du ngeen considérer arabe yi comme seen i noonu comme ay conquérants l'islam comme une religion étrangère dégg nga ensuite ñu pratiquer aussi le rejet et l'exclusion en disant jullit koo xam ne dafay takk ñeenti jabar mënu doon citoyen parce que jenn jabar nga war a am mooy jabar bi légal ñaareelu jullit bi ñetteelu jabar bi ñeenteelu jabar bi ay jabar yoo xam ne elles sont illégales ay concubines la ñu war a tudd mais war ñu tudd ay jullit nga blasphème dégg nga ci conditions yi nga xam ne moom la Seydina Mohamed takkee suñu maam Aïcha bi nga xam ne dafa nekkoon xale en ce moment là mu takk ko pour féddali wala rek moom ak Seydina Babacar ñu dal di ko jël di ko exploiter contre jullit yi n'est-ce pas ay tentatives visant à inférioriser et à sous-estimer les musulmans jullit dégg nga mooy borom sikkim mooy borom kaala mooy borom kurus dégg nga ensuite ñu utiliser tentative de séduction et d'apprivoisement waaw dégg nga yow Omar yow xam nga yow Omar yow nit ko amee xam-xam bi nga am yow fa nga jaar moos dégg nga cosaan bi nga am jàng ci nga jàng nag nga mën a melee quand même ni Bamba Ndiaye nii nga xam ne moom dafa ëppal dégg nga lu tax dégg nga yow da nga war a uteeg ñoom qui n'est pas la même chose war nga différent ak ñoom ki ànd ak ñoom mooy ki baax ki leen contre ak di leen dal mooy ki nga xam ne mooy ki bon. La persécution et le terrorisme pas au système colonial bi képp ku dem soldat da ngay obligé lekk mbaam mbaa nga naan sàngara dégg nga parce que dañ ko doon utiliser comme moyen dafa amoon ci ration bi dañ ci daan marqué dégg nga portion sàngara bi ñu daan jox bés bu nekk dégg nga mbaam buñ ko defee mënoo fexe ba bañ ko lekk parce que dañ ciy forcer presque nit ñi wala ñu fexe ba nu ñu fexe boo ko bañ nañ jëm a tax ba nu ñu la jëm a mbugalee temps système colonial bi dañ daan obligé nit ñi boo demee tribunal nga teg sa loxo ci alxuraan waat te daan ñu wax nit ñi jël seen loxo teg ko ci injiil waat ma dañ daan wax nit ñi nañ jël seen loxo teg ko ci alxuraan waat ba waa Ndar ñoo taxaw xeex loolu ba ñu dindi ko te xam ngeen waat ci alxuraan ni mu méttee naxasal islam mooy fexe ba ci seen réew yi benn feetu jullit kenn du ko feet boo gis mukk tey ci réew tugal yëpp bésu iid ñu fet ko bés tam xarit ñu fet ko amul benn bés boo xam ne am na ci seen calendrier te am na réew yoo xam ne am na 3 millions de musulmans boo demee États-Unis ëpp nañ ko léegi dégg nga mais amul benn bés boo xam ne seen calendrier reconnaître na ko ci réewu Europe yëpp mu nekk nii ñetti réew ñoo ci reconnaître islam ñu ci def ñëpp reconnaître nañu ko officiellement comme religion. Ensuite beneen naxasal islam mooy bañ a reconnaître yoon tel Mohamed ne yàllaa ko yónni naan moom kat en fin de compte xëj na yàlla yónniwu ko dégg nga xëj na daal peut-être fii la jaar fële la jaar et cetera pour que jullit bi mën a ruus defe ni kat moom dina xam ne dégg nga moom la jël def ko mu yonentam moom du yonent boo xam ne dëgg la. Ensuite le mépris culturel ñu indi ko ci ay expression l'expression faire suer le journaux
l'expression harem, l'expression bakshish, l'expression caché du fela, l'expression l'arabe c'est le menteur, c'est le velléitaire, le musulman c'est le paresseux, démodé, moyenâgeux, dafay dóor jabar ji, il tyrannise sa femme, il porte la barbe, le bonnet, l'habit musulman, le tchador, le chapelet en main. L'islam c'est le frein au développement parce que c'est créé parasitisme ak mendicité. L'islam c'est la persécution de la femme par la polygamie. L'islam c'est l'esclavage en Mauritanie. L'islam c'est la main du voleur bu ñu dagg. L'islam c'est l'application de la charia avec la lapidation de ceux qui ont pratiqué li ñuy tuddee ñi njaaloo, n'est-ce pas? L'islam c'est les minorités tolérées telles que les chrétiens, etc. L'islam c'est l'adversaire de la laïcité. Voilà comment la ñu jël noonu ay images ay thèmes ay slogans daal di ko dugal ci seen culture ba nga xam ne boo jàngee seen culture da nga koy assimiler yow jël yi na considéré comme ay vérité yoo xam ne ay vérité la loo xam ne dara du ko mun dindi waaw. taw système colonial bi fi nga xam ne ñoom parce que yi may wax ci agression yi ñoom seen agression bu ñu koy organiser dañuy def en sorte que ñëpp dañ ciy bokk c'est-à-dire que religion yi nga xam ne dañ contre l'islam dañ ciy mobiliser gouvernement bi mobiliser ci taw système colonial bi ambassadeurs yi nga xam ne ñoom la ñu yónnee à l'étranger moom lañu am mission académie yi mobiliser ci écrivains yi mobiliser yi poètes yi mobiliser ci cinéastes yi mobiliser ci opérateurs économiques yi mobiliser ci journalistes yi mobiliser ci instituteurs yi mobiliser ci ñoom ñëpp ku ci nekk te fi lay jàngalee li ñu njëkk a sol mooy nga bañ l'islam nga xeeb l'islam nga dëddu l'islam nga ragal l'islam parce que kenn ci ñoom koo xam ne labbe la ñoo bind ne li tax l'islam bala moo dugg Europe dina yàgg c'est parce que dañu fexe ba dañu jàtt waa Europe jàtt leen benn façon jàtt goo xam ne daf leen poussé ba ñu ragal l'islam loolu lu ñu fexoon fexe ba nit ñi ragal l'islam ba ñëw ci l'islam day tax même bu ci duggee sax doo ko ñu may feeñal man xam naa tubaab yu bari yu tuub France mais ñemuñ ko wone dañu nekk seen kër dégg nga di jaamu yàlla di ko def na mu waree mais ñemuñu seen bureau ni seen mbokk te xam ko parce que bokk seen mbokk seen bokk xamee dañ leen di toroxal. Ensuite ñuy fexe au même moment di encourager de soutenir religion yi nga xam ne ñoo contre l'islam li may wax réew Europe dem fekk ko amul benn pays européen boo xam ne échappé na ko ñoom ñëpp participer nañ ci waaw ñoom ñëpp dañu considérer l'islam comme un ennemi mortel que mu doon à l'est que mu doon à l'ouest ñoom ñëpp seen objectif mooy un objectif de domination et d'assimilation vis-à-vis de l'islam. Ensuite dañu doon ñoom ay réew yoo xam ne ci seen tradition dafa am une tradition d'intolérance religieuse à la fois raciale et culturelle comme une des composantes de nos civilisations. Grec yi seen bopp bi ñu doon dund dañ daan tuddee barbare képp koo xam ne déggoo seen làkk dégg nga romains yi noonu la ñu defoon waaw ñoom ñoo persécuté chrétiens yi njëkk a feeñ ak juifs yi. Au Moyen Âge ñoo njëkk a lancé le concept d'infidèle ne képp koo xam ne doo chrétien yaa ngi tudd infidèle ñoo doon utiliser les autodafés di jël ay livres di ko lakk jël nit ñi naan ay jinne lañu ay dëmm lañu sorcellerie le bûcher jël jigéen ak doom ak jabar ak ñëpp taxawal leen daal di lakk leen ñoom ñëpp ñoo ko daan def dégg nga ñoo créé l'inquisition c'est le pape Innocent III moom du muy xeex albigeois yi ñoo créé inquisition en 1231 le pape Grégoire III moo njëkk a créé le tribunal de l'inquisition avec comme objectif ñuy def ay tournées bu ñu ñëwee di poser nit ñi ay questions pour xam ndax jinne moo leen kës wala déet ku ñu yaakaar ni jinne moo la jëf ndal la jàpp dal da lakk dégg nga à partir de 1260 ñu dal di instaurer le principe de la torture au service de l'inquisition et à partir de 1492 inquisition dal di installer Espagne commencé nag da ñaari noonu laa am mooy juif bi ak jullit bi l'inquisition dafa continuer noonu di régner Europe yëpp France ñu ngi ko supprimé en 1560 mais continuer na nekk Espagne jusqu'en 1820 waaw ñun ñëpp xam ngeen guerre de religion yi amoon France dans la nuit de la Saint-Barthélemy 25 000 personnes la ñu fekk seen lal rey leen parce que rek gëmuñu la ñeneen ñu doon gëm 25 000 personnes ci génn guddi waaw génn guddi waaw xam ngeen guerre yi ñu defoon contre les Turcs dégg nga xam ngeen surtout li ñuy wax la phase d'expansion islamique ak réaction ñu suscité ñu bari ci yéen dégg na ñuy wax la chanson de Roland à Roncevaux wane ko mooy jàmbaar joo xam ne dégg nga ñaayu gay ci leen ñaayu guerre la foo ko fekk dégg nga mu ngi défendre faible yu toute l'histoire de Roland
ñu ngi ko fondé ci loo xam ne musul am Victor Hugo bind na ay phrases yu rëy l'Afrique dans les monts l'entoure et tremble encore Roland tu vas mourir rends-toi crier le mort il rugit comme un tigre et dit si je me rends africain ce sera lorsque les Pyrénées dans l'onde rouleront avec leur corps entraîné avec tout ça c'est faux musul am il n'a combattu aucun sarrasin aucun musulman c'est une simple révolte des paysans basques mais dañ ko monté noonu dégg nga au détriment du Maure au détriment du sarrasin au détriment de l'infidèle Mohamed ñu di ko comparer ak Apollon di ko comparer ak Tervagana dégg nga moom la ñu bâtir tout un ensemble de valeurs dañ ne Charles Martel en 732 moo arrêté arabe yi du dëgg Charles Martel xeexul sax ak ay arabe dafa am rek benn détachement d'éclaireurs arabes le gis mais dañuy jël boobu nit dal di ko établir ne en 732 Charles Martel moo arrêté arabe yi dafa xeex ak ñoom ak njàmbar boo xam ne jël jaasi ji di dagg fii bopp di dagg fii bopp di dagg fii bopp dagg fii bopp bañ jël ko tuddee ko Charles Martel ko amoon marteau di xaj ñoom ñi loolu yëpp di benn dëgg fad la mais foog ñu def ko pour wane ñoom ni ñu ëppee doole ak ñoom ni ñu gënee muus ak ñoom ni ñu gënee ci fànn bu nekk boobu hostilité musul changé ba nga xam ne dès le 11e siècle ñu commencé attaquer jullit yi xam ngeen ne 1031 la Khalifa Cordoue dal di disparaître dal di commencé nag attaquer jullit yi nga xam ne ñoo nekkoon ci bassin méditerranéen entre 1040 et 1060 ñu dal di commencé attaquer leen avec le soutien il faut le dire du pape Nicolas II bon bu nga xamee dégg nga def nañ ko ñu continuer di leen xeex ba entre 1095 et 1204 ñu dal di organiser croisade yi lan la woon dañu yeewu nekkat am na benn lettre bu ñu jot boo xam ne mu ngi jógee ci benn chef bu tudd Alexis Comnène ne moom moo ko bind quelqu'un bu tuddoon Robert de Flandre pour nekkoon na ñëw dimbale ci leen parce que jullit yi ñu ngi not chrétiens yi fële ci Jérusalem lettre boobu tey borom xam-xam yëpp xam nañ ne musul am dañ ko inventé woon appel bi nga xam ne moom la pape Urbain II lancé woon à Clermont pour ne nañ dem defi kile bi sur cette base là xam nañ ne dañu defoon complot pour nit ñi mën a dem wante loolu amul man waxuma ko benn waaye bu nekk professeur Sorbonne bu tudd Perroy moo ko bind ci téeréem page 25 beneen waay bu waram xam-xam bu mag bu nekk Sorbonne bu tudd professeur Paul Cahen moo ko bindaat ba nga xam ne léegi àdduna bi yëpp d'accord nañ ci ne loolu kenn wax ko jàngale parce que du dëgg dañ ko daan fen di ko wax pour expliquer nit ñi pour mën a pousser nit ñi dem wante loolu musul am te croisade yi duré na 109 ans téeméeri ak juróom-ñett ñu xiirtal nit ñi ci noonu l'islam ñun xiirtal ci noonu l'islam ba nga xam ne ku mel ne Richard Cœur de Lion ba mu yegsee Saint-Jean d'Arc dégg nga Saladin mu feebar Saladin jël ko dimbali ko taxawu ko 453 ba nga xam ne Soliman le magnifique Turquie ñëw nañu dal di jël Constantinople occupé ko dal di dugg ba nga xam ne nañ ci buntu Vienne en ce moment là ñi am xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne influence boobu arabe yi exercé woon ci Europe ak influence bi arabe yi exercé woon ci Espagne lu mat juróom-ñetti téeméeri at moo tax civilisation européenne dal di am niveau bi mu am parce que en ce moment là européens yi ay barbares la ñu woon arabe yi ñoo leen civilisé seen ouverture sur la langue arabe ak seen ouverture sur l'hébreu moo tax dégg nga ñu mën a accéder aux mathématiques algèbre géométrie accéder ci médecine ci chimie ci astronomie ci sciences naturelles ci philosophie ci musique ci architecture ci art de vivre parce que xamuñu woon sax salle de bain ak WC ak jardin ci arabe yi lañ ko xamee ñoom xamuñu ko woon biñ demee ci arabe yi lañ gis ñuy sangu dégg ci benn baignoire ñu di ko toppandoo mais xamuñu kon mais léegi nag nee nañu arabe yi ñoom ay jaam lañu arabe yi ñoom ay nit ñu sant lañu ñoom rek ñoo set dégg nga ci lañ jógee dañu yéemoon arabe yi ba nga xam ne l'idée des mille et une nuits dégg nga c'est paléolithique plein n'est-ce pas de jouissance de toute nature la répandre en Europe montrant que image bi ñu gisoon ci Occident-Orient moo doon image boo xam ne moo gënoon fuuf image bi ñu xamoon ñoom ñuy dox di dox ba yàlla def système colonial dal di ñëw alors loolu nag mooy li nga xam ne fi lañ jëm foofu la ñu commencé dal di élaborer benn stratégie lu tax parce que bi ñu ñëwee dañ njëkk d'abord dal di occuper suuf waaw diggante 1840 ba 1891 essentiellement Sénégal deuxièmement ñu dal di jël pouvoir bi dal ne léegi ñoom ñoo am doole gi ñooy gouverneurs yi dégg nga keneen war ko nekk ordonnance de 7 septembre 1840 troisièmement ñu dal di jël doole nit ñi dal di créer indigénat décret du 30 novembre 1887 appliqué au Sénégal par le 12 octobre 1888 ku mu neex ngay chef
maanaam commandant de cercle am nga droit gis Bamba Ndiaye ne ko kaay demal yow fële ca place ba la nga liggéeyal ma ñaari fan ñetti fan te doo ko fay Bamba xultoo nga dal di ko jël dal di ko jàpp tëj ko 15 jours amende 100 francs wala 125 francs wala 150 francs 200 francs yan tay nga jàpp ko sax duma ko bu la neex te du am la possibilité bañ a ci lenn rek moo leen dese woon pour ñu dominer complètement Sénégal moo doon ñu fexe ba nit ñi ñu yóbbu seen yuur bu ñu yóbbul seen yuur rek bu ñu yóbbul seen yuur duñ leen mën a dominer mukk mais bu ñu ko yóbboo rek jeex na dootoo mën del si mukk foog ñu dominer la foo mën a jaar boobu nekk li fi dinay jóg parce que fekk na déjà buur yëpp daanu nañ leen di ñoom Lat Joor fii daanu Deqale Mamadou Lamine Dramé daanu Sonkaro Kamara daanu Fodé Kaba Doumbia daanu Ibrahima Ndiaye daanu Limamou Laye ñu sonal ko Ahmadou Bamba bugg ko persécuté El Hadji Malick Sy menacé ko ñoom ñëpp ku nekk dégg nga ñu fexe not nit ñi ba fexe ba ku nekk dégg nga ñu wane seen doole ne ñoom ñoo ëpp la doole fekk na itam ñoo ëppale woon effectivement doole parce que depuis le 18e siècle yàlla dafa def ñu defoon ay recherche yoo xam ne amoon nañ ci ay secret yu bees yoo xam ne dafa leen joxoon ay jumtukaay yu ëpp la doole en 1793 la ñu inventé woon TSS nga xam ne da ngay toog fii mën a correspondre ak koo xam ne mu ngi nekk ay distance yu sori ñu teg ci ay temps 1844 ñu dal di inventé le système Morse nga xam ne mooy permettre boo defee tit mooy P wala tit mooy N et cetera nga xam ne donc foo nekk di nga mën a correspondre ak koo xam ne mu ngi ci distance bu rëy waaw 1855 ñu commencé au Sénégal dal di installer la première ligne télégraphique diggante Dakar diggante Ndar ak réew yi ensuite 19e siècle ñu dal di inventé canon ak obus nga xam ne moo remplacé yi amoon bu njëkk ay boulet la woon moo amoon ak ay bombe sphérique ñu remplacé leen dal di def ay canon ak ay obus muy obusier nga xam ne boo décoré sa kata dal di jël mur bi dal di ci dugal ay bant ba kenn di fa mun dugg bu obus bi ñëwee rek dal di ci dal rek mur bi dafay toj immédiatement par conséquent soo leen booy xeex ñoom itam ba làqu sax ci biir kër mbaa nga làqu ci biir kata du tax nga dal di am yoon pour mun a rëcc ensuite ñu dal di def ci 19e siècle ay travaux yu mag yu leen mun permettre ñu dal di élaborer ce qu'ils appellent la carte d'état-major nga xam ne carte la boo xam ne boo ko xasee am da ngay xam ne fii place la bu jóg fii place la bu boo xam ne dafa rës fii place la boo xam ne dafa plat c'est-à-dire li nga xam ne moom la soldat war a xam ci guerre pour mën a organiser stratégie ak tactique am 1820 ñu dal di inventé quinine par ñaar nit ñoo xam ne kenn kan tudd Pelletier kenn ko tudd Caventou te quinine moo leen daan permettre boo ko naanee léegi si biir gët la mun dal or si biir moo leen daan tere ñu daan dugg ci biir Afrique mais léegi comme am nañ garab goo xam ne mënu leen fan bu ñu ko naanee daañu dugg ci biir Afrique ñu commencé donc mënu dugg ci biir Afrique 1825 ñu dal di inventé chemin de fer le premier chemin de fer en France mu ngi date 1827 au Sénégal 1885 ñu dal di def Dakar Saint-Louis mu dal di taxaw nga xam ne da nga ciy dugal say troupe ak ci seen wagon ñu dal di dem distance boo xam ne bugg nga ko ki amee fas moom di dawal da nga war a obligé arrêté pour jënd ut ndox jox ko dugub yow da nga koy romb foo soxlaa sa troupe rek mën nga leen déplacer immédiatement ensuite ñu dal di def la marine à vapeur nga xam ne léegi Sénégal da jógee Ndar mun a yéeg ba Bakel ba Médine bu ndox mi bari ci géej nga xam ne doon xeex ak El Hadji Omar noonu daan def mënu yóbbu ay soldats mënu yóbbu ay canons mënu yóbbu ay ravitaillement mënu yóbbu ay jumtukaay ensuite ñu dal di fexe ba organiser wu ba en 1867 ñu dal di inventé téléphone nga xam ne boo nekkee yow jii tey Ndakaar man ma nekk fii mun nañu waxante directement ensuite en 1886 ñu dal di inventé mitrailleuse 1200 coups lay tiré à la minute loolu moo tax ñoom Lat Joor ñoom ñëpp kenn taxawul loolu moo tax ñoom Alboury kenn taxawul ba nga xam ne bi ko kilifa bi may gisee la ñu xam ne bu ñu buggee fexe ba empêcher leen ëllëg ci si biir ñu gañe nit ñi bu ñu utiliser doole rek doole di leen boobu la ñuy changer tactique ne bu ñu utiliser doole nañ utiliser xel pour seet nu ñu mën fexe ba nax leen boobu la ñu décidé ne léegi kat dañuy commencer dëkk bu nekk di place diine ñu def fa daara yu mag daara yi ñu jël ay nit jàngal leen bala ñoo pare ñu jox leen ku nekk turu muxadam bu ko defee ñu jëlee la fa yàq njaboot ne la yow na nga dem Tambacounda kii na nga dem Kaolack kii na nga dem Thiès kii na nga dem Nioro kii nga dem Ndakaaru foo dem boo yeggee na nga xam le ne yaa ci représenté diine ji na nga dajale nit ñi ñi bëgg a tuub nga tuubal leen ñi bëgg a jàng nga jàngal leen ubbi sa daara yooyu itam pour former yeneen nit yoo xam ne da nga leen di tas dégg nga boo paree ngeen tabax seen jàkka nekk ndox
ku bëgg a sëy na ngeen ko toppatoo ku dee ngeen toppatoo ko ku am doono ngeen toppatoo ko bu nit ñi bu nguur gi jëlee nit ñi bëgg leen jàpp pour tëj leen di leen soumettre ci ay idéem pour jëm leen endoctriner ngeen tas ko na ngeen koy tasee na ngeen di fexe su ngeen bu ne ngeen def seen gàmmu ci gàmmu ngeen tagg yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam di expliquer histoire Mohammed di expliquer histoire diine l'islam na ngeen fexe at mu nekk ngeen ñëw Tiwaawan da nga bésu mawlud ngeen daje fi yéen ñëpp pour mën a sentir yéen ñëpp ne am ngeen doole ne wéetu leen na ngeen fexe at mu ne ngeen dem Touba pour def seen magal pour yéen ñëpp ngeen wane ne ànd ngeen nekk benn pour doon soldaaru l'islam na ngeen fexe bés bu ne ngeen dem ci jàkka yi àjjuma pour julee ndoor pour wane seen doole ak seen farlu na ngeen fexe ba bu ngeen wàccee ngeen dem di wasifa ji ak ngeen dem dégg nga di doxal lépp li nga xam ne l'islam bëgg noonu lañ doon jël nit ñi di leen téye 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 di leen aar ba en fin de compte ñu fexe ba arraché leen ci loxo tubaab bi daal di tas nag yëf yi El Hadj Malick daal di ne man séddoo naa taax yi Ahmadou Bamba man séddoo naa àll bi ku nekk da nga daal jël sa wàll kii occupé fële kële occupé fii ci la El Hadj Malick ñëw teewoon en 1902 installé fa Bamba dem bëgg installé Touba ñu indil ko ay complications et cetera et cetera ñu dalee organiser noonu pour kii la fekk na tubaab bi loolu rek la doon séntu parce que boo seetee Sénégal fi ko yàlla buggee mooy at mi nga xam ne ci la Faidherbe bi fi ñëw fi mooy 1855 pour jéem a fexe 54 pour jéem a fexe dominer Sénégal ci la yàlla def ci at yooyu la Ahmadou Bamba ak El Hadj Malick fi juddu ñoom ñaar ñu ngi juddu diggante 1850 ak 1855 ba nga xam ne yàlla dafa mel ni bu mu indee ko war a not Sénégal la indi immédiatement ay nit ñoo xam ne ñoo war a xeex ëllëg ci biir buñ ci def ci jëm ko di noonu la ko yàlla programmé ba mu doxee noonu en effet naka la Faidherbe bu ñëw 1857 mu daal di jël benn arrêté ne léegi amatul ci Fuuta benn kilifa diine boo xam ne war nañ la fay coutume maanaam bi ñu daan fay pour jaar ci géej gi bu dul ñaar fukki nit la ñu war a doon ak ñett bu njëkk ñeent fukk la ñu woon mu wàññi ko ñaar fukk ñett parce que xam ne ne xaalis boobu bu ñu ko amee mën na jënd ay armes ak yooyu te bëgguloon ñu am arme pour mën a xeex. deuxièmement léegi kenn ci yéen amatul droit ubbi benn école daara boo xam ne ëpp na 250 personnes ñaar téeméer nit ak juróom fukk waaw. troisièmement bu daara gi doon na 250 personnes ñi ci gën a mag am fukki at ak ñaar ku nekk ci ñoom war nañ ko jàngal français ci biir daara bi ci biir daara bu ñu ko jàngalee français naa leen neexal jox leen 300 francs ci temps boobu 1850 300 francs à la loon boo ko wàññee léegi war na mat au moins peut-être 300 francs war na mat 300 millions léegi dégg nga ensuite bu nekkee loolu def ngeen ko ba pare mu dal yow waa suba dal ne léegi amul benn école boo xam ne am nga droit ubbi te jëluloo engagement ne ki koy ubbi am na xam-xam bu wóor def ñu ko woon pour vérifier loo xam ne dina mun jëriñ l'islam dañ ko defoon pour na ñu bëgg ubbi école yi ñoom ñoo leen war a passé le examen waaw bu ngeen passé le examen ñu ci ëpp xam-xam ñu éliminer leen pour jël ñoo xam ne seen xam-xam doyul pour ñu jàngale di jàngale yàq ak erreur waaw dégg nga dal yow suba encore ne léegi amatul benn place boo xam ne am nga droit ubbi fa école coranique te amuloo autorisation en 1903 boo amul autorisation rek ñu nangu ko déjà dès 1846 1842 ils avaient construit la première église à Saint-Louis fekk na déjà construit nañ église bu yàgg ca Gorée mais jumaa wu Saint-Louis moom ñu ngi ko construire en 1846 ci pays boo xam ne c'est un pays qui était majoritairement musulman. ensuite njàng mi dal di ko jël dal di ko dénk ñi nga xam ne du ñu ay julit parce que bi nga xam ne dañuy door a commencé indi fi njàng première école ñu ko créé en 1816 mais ci njàng mi ñu doon jàng dañ doon jàng wolof Monseigneur Guibicelli bi doon prêté apostolique bi moom moo ci opposé moo combattre gendarme ne ko bu jàngalee wolof nañ jàngalee tubaab gendarme bañ mu xas ko bind lettre France boole ko ñoom ba ñu jëlee ko dal di bàyyi olof bi dal di commencé di jàngale tubaab dal di nag léegi école arabe bu nekk dañu war obligatoirement am 2 heures de français par semaine di dox ba en fin de compte ñu ne léegi mënatuloo am école arabe te amuloo autorisation en même temps nag nañu fexe ñun ñu créé école française 1858 ñu dal def benn Dagana 1860 benn Podor 1865 ñu dal di def benn Bakel c'est-à-dire dëkk yi nga xam ne ñoo nekkoon ci fleuve bi ci la l'islam ëppee woon doole diggante Dakar ak Sédhiou ak Louga ak Rufisque ak Matam diggante 1857 ba 1895 ñu dal di fa def fu nekk ñu dal di fa def école bon nag la ñu commencé nag dal di ne léegi
bu njëkk bi dañ wax ne bon bala nga am xam-xam da ngay mën a jàng arabe mbaa nga jàng français mais bi ñu defee école ba pare la ñu léegi xam-xam bi ñu nangu rek mooy xam-xamu français xam-xamu arabe ñun nangootuñu ko waaw nangootuñu ko. en 1900 règle yi ñu fixé woon tax na diggante 1857 ba 1904 142 autorisations pour créer école la ñu may Sénégal c'est-à-dire que boo ko divisé par le nombre d'années 3 écoles par an coranique kenn amul droit passé Sénégal yëpp ñu amuñu droit ubbi lu ëpp ñetti école coranique pendant toute la période qui va de 1857 à 1904. Ensuite ñu daal di commencé dégg nga organiser nag seen bopp pour que ñi nga xam ne sax dañuy jàng islam wala arabe ñu téema sax nu ñu leen noté boobu la ñu créé la médersa de Saint-Louis en 1847 dal di ko fermé ubbiwaat ko encore en 1855 jël ci ay nit dugal leen ci pour ñu jàng français jàng arabe mais ñu utiliser leen pour jëriñoo leen texte bi fondé médersa daf ne dañ leen di jàngal arabe pour jëriñoo leen pour utiliser leen parce que l'islam a ngi développé ci réew mi te foog ñu am ci arabisants yi ñoo xam ne suñu nit lañu suñuy xalaat la ñu amee suñu bëgg-bëgg la ñu amee suñuy ordre la ñuy doxal pour que ëllëg ñu utiliser leen pour ñoom. Bohel Magdaat ñii nekkoon daal ci la bokkoon moom lañ daan yónni mu dem ci sëriñ yi leen seeti di waxtaan ak ñoom bu ñëwee def rapport ak ñeneen chef de canton yu bari ci lañ bokkoon daan ko def ñu daldi wëlbatiku ne léegi pour dem Makka itam duñ may permission kenn sans que jaar ci gouvernement bi c'est-à-dire amuloo droit yow yeewu suba ne maa ngi dem Makka foog nga am autorisation pour dem Makka ci autorisation bi ñu fekkee ne malgré ça nit ñaa ngi ñaan autorisation ñu daal di ne léegi ci autorisation dañ ci yokk caution bala ngaa dem da nga joxe xaalis denc ci da nga joxe caution lu mat 250 francs wala 300 francs ci xaalis ci temps boobu bàyyi ko ci pour mu garantie la nga dem c'est-à-dire foog nga am passe ak caution bi pour nga mën a dem. En 1926 ñu ne année bii kenn du dem Makka 1926 benn Sénégal demul Makka en 1927 46 autorisations la ñu joxe waaw Saint-Louis juróom-ñett Rufisque ñaar Sine Saloum juróom-ñeent Podor ñett Tambacounda yëpp ba mu jeex benn Thiès ba mu jeex yëpp 4 Kayor 12 Dagana benn Bawol 4 même chose pour la construction de mosquée ñu ne amuloo droit ensuite pour dem Makka bi kii gouvernement moo leen di jox ku leen di yóbbu ma dañuy jël tubaab boo xam ne lu jullit mu yóbbu leen moo leen di convoyé buñ demee amuñu droit jaxasoo ak arab yi fa nekk amoo droit nuyu marocain mbaa nga nuyu libanais mbaa nga nuyu syrien dégg boo ko defee boo ñëwee ñu def rapport ci yow dañ la bëgg la dégg wëlbateku ne bala ngaa construire juma wala jàkka foog nga am autorisation amuloo droit def ket amuloo droit laaj ci ñi xaalis amuloo droit yëngal mbaa nga xumbal dégg nga pour am pour am xaalis ba nga xam ne loolu la ñu def pour empêcher rek ñu l'islam mën a développer en 1928 yëpp année 1928 ñeenti juma la ñu autorisé Sénégal yëpp muy juma Kër Bassine cercle de Louga juma wu Koungheul cercle Bawol juma wu Touba cercle Bawol juma wu Kaolack cercle Sine Saloum bi Ahmadou Bamba ne dafay tabax mosquée Touba ñu bañ ne duñ ko tabax ba bi ñu demee ba seet ne bu continuer dina jur njaaxum dañu doon obligé en arrière pour jëm a nangu bi El Hadji Malick Sy gaañoo sëñ Babacar gis ne leen doon bëgg ñu suul ko Tiwaawan ñu ne nangu ñu ne suul ko d'accord mais nangu ñu defal ko xabru bu mag boo xam ne ay nit dañ ci mën a ñëw di ko siyaare waaw ñaari at toog nañ ko di négocier ak ñoom pour ñu door a nangu ñu door a nangu ñu defal xabru bu mag El Hadji Malick Sy ci biir Tiwaawan ensuite daal di organiser seen réseau ba lépp loo xam ku jullit ñu daal di la tuddee ne da nga bokk ci mouvement pan islamique dafa amoon bureau boo xam ne moo ko daan topp dafa am bureau spécial bu daan toppatoo affaire yi l'islam di toppatoo affaire yi communiste yi di toppatoo affaire yi propagande révolutionnaire boobu nag la ñu fexe itam pour jéem a yàq l'islam ñu ne nañ créé léegi l'école des langues orientales école boo xam ne dañ fa jàng arabe di fa jàng diine ñu fa jënd ñu tudd leen orientaliste ay nit ñoo xam ne dañu jàng arabe jàng diine jàng charia jàng sunna bépp téere bu dul téere ji niñ jàng ko ba nga xam ne yow mi jullit ñoo la gën a xam fuuf sa l'islam ñu def leen jël nag utiliser leen ñuy bind nag ci alquran ak ci hadith ak ci l'islam di ko tas pour réeral jullit yi
ci ñoom la ñuy tànn ay nit ñoo xam ne ñooy nekk ci réew mu nekk dal di téye li ñu amee bureau politique moo doon bureau bi nga xam ne amuloo droit commander livre bu jógee ci bitim réew doon livre arabe bi dafay jaar ci bureau politique bi ubbi colis bi xool ndax livre bi war nañ ko fi dugal wala waruñu ko fi dugal buñ ko fi dugal ñu dal di ko jël moo tax boo demee tey ISAN nga fekk fa téere yu bare bari moo téere yi nga xam ne moom la sëriñ yi doon commandé ñu jël ko nangu ko denc ko foofu ISAN boo seetee lii ngay yéem ñoom Alaaji Malik ak ñoom Ahmadou Bamba parce que ku fexe ci conditions yu mel nii nga rassemblé nga am xam-xam bi ñu amoon ñoom def li ñu def ci conditions yu mel nii nga war leen yëg ci nga yéene itam jullit ci Sénégal parce que 1884 la ñu tabax mosquée bi nekk Rue Blanchot 1919 la Alaaji Malik Si ñëw tabax zawiya bi nekk avenue Lamine Gueye booy wasifa gouverneur général fa mu toog di ko dégg ñuy ñafe ba en fin de compte en 1884 ñu am autorisation ñu mun a dugal Sénégal alxuraan bu ñu muul parce que bu njëkk bi alxuraan bu ñu muul daanu ci dugg 1884 lañ fi njëkk a dugal les premières versions du Coran yu ñu muul dégg nga c'est une édition allemande mais amu fi woon ensuite fexe dal di jël nag jox ñu nag ay modèle seen modèle mooy Moustapha Kemal seen modèle mooy Bourguiba Moustapha Kemal benn franc-maçon la boo xam ne dañu naanoon yuuram dof loo ko bugg loo ko tugal benn façon buggal goo xam ne benn bés mu ngi amee coroom di fecc ak moom benn baal benn imam dal di benn village dal di nodd naka la nodd rek mu dal di wëlbatiku sànni loxo yi ci kii ñu ne lii mooy lan man ma nekk fi dégg nga di bànneexu ak suma coro bi kii dégg nga di oo fi yàlla dégg nga dana ngeen toj jumaa ji de kooku lañ ñu ne mooy suñu modèle moom lañ bind ci téere histoire yi dégg nga ñu ne kii mooy modèle bi ak Bourguiba bi nga xam ne bi mu duggee moom itam ci lycée ba mu nekkoon France lañ ko def franc-maçon temps koor muy taxaw ci biir télévision am ñu di ko wane muy lekk pour wane ne koor waruñu ko def di tere ñu utilisé na leen bu leen def tabaski benn tabaski doy na pour yéen ñëpp waaw bi nga xamee ne fii ci Sénégal dugal nañ ci en 1830 le code civil dañ ne nag léegi ñi nga xam ne ñoom ay jullit lañu war duñ ci bokk ñoom ci benn côté kenn mënu doon jullit doon citoyen di waa Ndar ak waa Gorée ak waa Dakar ak waa Kile di xeex ba ñu am la loi du 29 septembre 1916 ñu ne loi bi kat jox leen citoyen wante joxu leen possibilité ñu doon citoyen véritablement ñu doon jullit bokkuñu ci catholique yi rek la woon si bien que ñu fexe nañ leen ci jëlee alors bi ñu ko defee yàlla def ñuy continuer di xeex boo demee tey ci benn journal bu ñu tuddee La Woyof du 23 août 1919 wala La Woyof numéro 1456 du mardi 4 novembre 1919 diñ ci fekk ba tey lettre yooyu nit ñi doon bind naan jullitu Sénégal mënu leen bokk yéen jamais ci citoyen parce que citoyen ku jullit doon jullit topp dina l'islam mënuloo ci bokk foog nga doon chrétien am na jullit yu bari yoo xam ne lu ñu tuubee doon ay chrétien noonu la ñu murtade waaw noonu la ñu tuubee noonu la ñu murtade waaw noonu la ñu murtade plutôt waaw loolu voilà Sénégal foofu la Sénégal di doxee di dox ay jullitam farlu am fayda takku taxaw di xeex di ñafe li ñu nekk ñu feski ragaluñu ba ñu yeewu suba jël Ahmadou Bamba ndax la jënd leen ne dañ koy sànki dañ ko yóbbu Gabon bañ ko fa yóbbee mu toog fa juróom-ñaari at delsi lam fa indaale ak jël ko Alaaji Malik Si mu ñëw ñu toog ñoom ñëpp ñu jël ko bàyyi ko fa toute une journée pour jël ko humilier mu toog jàpp faydam ci kurusam di ñaan yàlla ba ñu obligé bi ngoon gi laaj ñu bàyyi parce que nitu yàlla bu téye kurusam di ñaan amul lu mu mënul am ci àdduna foofu la ñu seet noonu la ñu nekk ak ñoom Omar El Hadj Omar xeex ak ñoom Maba Jaxu Ba xeex ak ñoom jullit yi fi ñu nekk ñoom itam di ñafe ak di xeex ak ñoom ba en fin de compte droit yi ñu bañoon yëpp ñu obligé yi ñu di ko nangu yi ñu di ci jëm a naxante et cetera boobu itam la ñu préparé du wutal Sénégal ay nit yoo xam ne ñoo leen di jiite ay nit yoo xam ne dañuy méngoo ak ñoom Blaise Diagne ak ñoom a méngoo woon
Blaise daan taxaw nekkat man gëwuma yàlla wax na ko fii ci mairie Dakar ñu dal di wëlbatiku préparé di Blaise naka la dee rek nit bëgguñu woon Ngalandou ñëw mais Ngalandou dal di ñëw bu Ngalandou ñëwee doonoon julit mais fanam gàtt mu dal di gaañu 1941 comme Lamine moo ëppoon xam-xam ci ñuy defoon temps yooyu ñu dal di jël Lamine dégg nga Lamine dal di présenté dal di gagné bu Lamine gagné après Senghor dal di ñëw dégg nga bi mu ñëwee commencé moom itam indi politique am ak ni muy doxalee fekk na Senghor bi mu nekkee élève mu daan passé vacances am kër Blaise Diagne Blaise moo doon correspondant am waaw parce que système colonial bi suñu bëgg a musee ñoo ci ñoom dañuy gis à long terme ñu ngi jëlee ñu ngi préparé déjà ëllëgati si biir bu fi jógee naka la ñuy fexee ba remplacer ko ak naka lañ koy remplacer ba lu ñuy bëgg dégg nga mën a dox noonu maa ngi gis ci archive yi bi nga xamee ne Ahmadou Bamba màgget la ñu ngi def ay rapport naan bés boo xam ne yàlla jëlee na ko fi nañ fexe toujours ba mukk Cheikh Anta Mbacké bu ñu ko remplacer lii maa ko gis ci archive yi maa ngi document bi parce que suñu noonu la boo ko remplacer ëllëg ci biir mën na jur lii mën na jur lii parce que ñoom dañuy séntu sori ñu ma julit ñun ñooy souvent suñu noonu bopp parce que ñun ñoo amul fayda ci suñu bopp ñun ñooy xeex suñu mbokk julit parce que li fi bari suñu noonu amuñu fitu sax jàkkaarloo ñun fa def ko ñenn ñi dañ koy def di nëbbu wante ñun ñooy jël suñu moromu julit di ko ñàkkal fayda di ko xeex di ko sonnal bu ñu koy xeex ñu taxaw di ko seetaan alors que tey jii loo yëkkati jëmale ko ci noonu l'islam yi ñoom dañuy mbooloo àndandoor di jëmbalante waaw loolu mooy li nga xam ne mooy activité bi ci Sénégal kii tijaan la kii murit la donc noonu laa mais yéen a bokk téere bi yéen a bokk xibla bi yéen a bokk yonent bi dégg nga yéen a bokk yëpp loo xam ne yàlla daf koy tëral mais loolu ku nekkay fu mu yoon lu nekk jaar kii wahabit la kii anasite la kii tijaan la kii xaadir la mais yéen ñëpp bokk yàlla bi ñun ñëpp bokk téere bi ñun ñëpp bokk sunna bi ñëpp jullit dëgg biir mooy loo yéene sa borom sa morom sa bopp war ko yéene sa morom jullit loo warul teg sa bopp waroo ko teg sa morom jullit mais ñun ñooy fexe di indi ay difficulté suñu diggante préféré jël noonu l'islam teg ko ci wet préféré ànd ak noonu l'islam pour xeex jullit l'islam te loolu buñ ko continuer te bàyyiwuñ ko pour que ëllëg ci biir ñu mën def ni suñuy maam doon def dina jafe parce que ñoom dañu nekkoon benn bi nga xamee ne bukkunte gaañu na bu Njaasaan Cheikh Issa Mbacké dafa yëg rek la foncé immédiatement dal di dem Njaasaan yegg immédiatement régler tous les problèmes de succession pour bañ ko yëngu waaw moom mooy nekk li ne ma bukkunte danaa dafa ñëwoon setti ko dégg naa ne ko dama ñëwoon dee pour setti la dañ na da nga baax a baax ba dañ ne ba dañ ne suma yitte ma am ma la ko waxee di ma ko fajal mu ne ko ban yitte la mu ne ko ñetti junni laa soxla dégg naa mu ne ko ñetti junni mu ne ko waaw mu ne ko ñetti junni da bari na ne ko nag ci dëgg ñetti junni yaa ngi fi wante nag xol bi moo ko joxe woon wante kay ma booy laa koo xam ne moom moo demee dañ ko fekk ñetti junni te da la ko jox mu ne ko kan bi bindal la lettre nga dem jox ko Sëriñ Bamba boo ko joxee moom di nga ko fekk du la ko jox dégg naa daal di ko bindal lettre bi naka la yegg si Bamba dal lii lettre bi ne Allah akbar kii moo baax xoolal ma lii rek kii ñëw seet ko jox ko yitteem ñu tant ma man ci Sénégal ne na man la sas pour lii ma def ko xoolal boobu xalaat ni mu rafetee dégg dal di ne ko toogal waa ji toog Daouda Diouf yegg si jaar indi junni mu ne ko joxal waa ji Bamba yegg si jaar indi ñaar téeméer joxal waa ji Sëriñ Omar ñëw jaar joxe junni mu ne ko joxal waa ji dégg naa ci laati Sall mu ëpp la ñetti junni ne ko sëriñ bi arrêté mu ne ko yaa ko wax de mu ne ko arrêté mu ne ko yaa ko wax de mu ne ko ba mu ñetti yoon mu ne ko boo fi toogoon ci bëti lu waay indi nga jël ñoom noonu la ñu meloon noonu la doon def rek Ahmad El Hadj Malick si di ko sekk njarde ñu daje di waxtaan bokkalante nekk benn ku laal kenn ci ñoom keneen taxaw bi njël al la ñef yóbbu ko Banjul Alaaji Malick si moo dem di ko négocier ba ñu delloo si ko indi ko kaw noonu la ñu war a mel ñu ko waxee fekk ba ñun ñëpp ñu doon ay baaraamu benn peñe koo ci laal kenn ci yëpp yëngatu loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi